laata développement boobule sax ginnaaw bu ma leen nuyoo ba noppi damay nuyu ñi nga xamante ne ñoom laa bokkal plateau bi en commençant par Thioro borom rubrique La Toile Thioro bonjour. Bonjour Khady maa ngi lay nuyu comme d'habitude. ñu lay fay di nuyu ñi ma bokkal plateau bi. di nuyu ami téléspectateurs yi taamoo seetaan Petit Déj. alors ñu lay fay bu baax a baax tey ci ñan la ñu nar a wax. Khady li ñu fi ñuy njëkkee mooy dinañ dem Gorée ak la fa xew. buñ ca jógee itam dinañ wax ci ñàkkum ndox mi ak askan bi ni ñu koy dundee buñ ca jógee ba tey dinañ dem autoroute à péage bi ba tey am na ay njombe yu ci am. dinañ ko jeexalee ca Sicap Foire ginnaaw bi nga xamee ne Pape Diouf la doon amal concert ñoom naka lañ ko dundee waa askan bi fay yeewoo. d'accord donc ce sera tout à l'heure inchallah en attendant ma tournée ouverte Théodore Semedo borom rubrique éducation daal di koy nuyu moom itam Théo nuyu naa la. maa ngi lay fay Khady di nuyu téléspectateurs yi fas yéene comme d'habitude rek ci chaque talaata waxtaan lu solol ci njàng bi tey nag ñu gis ne def nañ levée mot d'ordre ci mbirum grève bi nga xamoon moo amoon waaye gis nañ ne ba léegi syndicats yi ñu ngi ci xiiroo ak ngaayoo ak féewale lu tax loolu moo tax tey ñu dajal ci kii ñuy wax Tamsir Bakhoum moo yore lépp luy ci buumu jokkoo ci kuréelu syndicat bu ñuy ooyee SAEMS. donc nag tey nañu fas yéene ñëw ci lu yaatu ak yenn ponk yoo xam ne ba léegi nag xaw naa lëndëm léeg-léeg si jàngalekat yi waaye si askan bi ndax grève bi du ñu demaat ba école ñëwaat encore ñu defaat li ñuy def loolu yëpp fas yéene nañu ko waxtaanee. d'accord donc ñu daal di koy nuyu moom itam c'est un plaisir am la suñu plateau Tamsir Bakhoum di la nuyu bàyyi la nga nuyoon teg téléspectateurs yi. maa ngi lay fay beneen yoon Khady Colonel di nuyu ñi nga bokkal plateau bi rawatina Théodore Semedo ñu koy suivre bu baax ci li muy liggéey ci njàng ak njàngale di nuyu la sœur Thioro di nuyu pël bu ñaaw wala du ma ne pël bu rafet pël bu ñaaw Khady di leen di gërëm di nuyu waa Walfadjri yëpp ci turu secrétaire général Saourou Sène ak waa SAEMS yëpp d'accord di leen di remercier ci émission bi ngeen di def Petit Déj dañ koy suivre bu baax. d'accord et puis c'est une émission de taille mais phare en tout cas dans les émissions que nous sommes en train de vivre au Sénégal. merci beaucoup donc ci sama turandoo bi ngay tooñ sax moom laay tourné wu pël bu rafet man laay wax donc Khadijatou Balde ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Khady Colonel. am mbégte bu baax toog ci seen plateau bu yanj bi. nga xamante ne ni képp koy wax kat day gént ñëw toog Walfadjri wax. rawati ko am lu ko naqari. c'est vrai ñun tey naqar ak tiis moo ñu fi indi. xam naa di ngeen ne bëri nañ jàmbat ñun waa RENAPTA waaye dañu nekk ay bañkat rek. c'est vrai waaw te kuy bañ moom di nga bëri looy wax bu dee mënoo koo saafara ay wax nga koy saafara. d'accord waaye ginnaaw bu ma la nuyoo. danga may rek ma nuyu président groupe Walfadjri. muy Sidi Lamine Niass. nga xam ne ci moom laay rootee. moo tax ñu naan man Khady Lamine Balde. bu ma ko nuyoo nag damay jàll rek nuyu suñu waa association bi nga xamante ne mooy RENAPTA ndax yombul nga xool mbooloo RENAPTA plus de 8000 personnes nga xool jigéen nga ne ko yow yaay suñu chargé de la communication te communication yombul ndax accident làmmiñ moom kenn du ko constat kon bu ma leen nuyoo ba pare damay dellu nuyu seen téléspectateurs yi ak seen téléspectatrices di leen wax daal waa RENAPTA ñoo ñëwaat tey jàkkaarloog yéen di leen ñaan ngeen may ñu nopp bu baax a baax di la jaajëfal bu baax ci may nopp boobu sax ci la ñuy jëm comme léegi daal di doore kon suñu émission ak rubrique économie. voilà donc comme ni ñu leen ko waxee léegi ñu invité waa RENAPTA mu di waa réseau national des prestataires du transfert d'argent Khadijatou comme ni nga ko waxee dafa am peut-être tiis wala loo xamante ne da ngeen koy ñaxtu lu leen fi indi muy boycott yoo xamante ne yéen a ngi koy waaj a def jëmale ko ci Orange Money bi nga xamante ne tàmbali na tey waaw mais comme ñun Orange daf ñu woowoon dafa am lu mu nar mu woo ñu toog di waxtaan moo tax kenn gisuñu ndax ñun dañoo civilisé. déjà balaa ñoo yegg foofu sax lan moo leen nakari ci seen diggante ak Orange Money ba ngeen di yegg ci ay boycott. waaw li ñu nakari nag kuñ ko tegoon di nga génn yuuxu ñun li ñu def sax dafa yéex. parce que Orange daf ñu def ay walaakaana mu ne doyul mu ne daf ñuy def ay wala wukkin te ñun duñ ko nangu ndax ñoo ko ëppale ci réew mi fii réewum Sénégal la. ay bañkat ci suñuy maam ba tey. commencé ci wàllu yàlla ba ci sëtu buur yi. ba ci buur yi dañ doon bañ. Orange dafa jékki rek
ci année bi mu wàññi 2 fois suñuy commissionnement ñu delluwaat fan yi mu ne dafay wàññiwaat 20% ci suñu commissionnement. chaque jour sénégalais yëpp ñu ngi wax Orange Money mais est-ce que xam nañ ñi leen di jaay Orange Money lan la ñuy dund. Xadi Orange tey dafa xëy rek def tarifu 1000 francs yi koo jaay 1000 francs 17 francs 15 kañ nga ko gëj a dégg. dërëm kenn gisatu ko. léegi 15 lañ ñu bëgg a yóbbu te man gisuma 15 bay mën a wecc nit 15 nee na 1000 francs bu nekk 15 lañ ci fukk ak juróom-ñetti 15 lañ ci am muy 17 francs. 5000 bu nekk Orange nee na 28 francs lañ ciy am. yemu ci de mun nañu 10 000 bu nekk 60 francs lañ ci war a am 100 000 francs bu nekk 312 francs lañ ci war a am ak liggéey ak portable nu mu méttee. arnaqueur yi nga xam ne da ngay liggéey ba ngoon jot ñu nax sa guichetier yóbbu sa xaalis alal bu dul jeex. juum ni mu yombee ci chiffre léegi rek maag Awa Diop Ndiaye xam na ci dara moo ma rectifié. juum ci weccet ni mu méttee su xëyee rek xëpp ñu ne ñu promotion. te boobu Orange rey na secteur yu dul jeex te état ngi seetaan. li tax ma ne état ngi seetaan ñun ñoo daan defal nit ñi paiement de facture di ci gagné ñun Senelec Woyofal SDE dégg nga bourse lépp ñoo ko daan def. mais Orange da koo rocc léegi dugal ko ci biir Orange Money boo defee dépôt lii ngay am ci commissionnement ba pare service yooyu moom dañ ko koy fay te duñ ci sédd dara. mu ne doyul foog mu wàññiwaat ñu ne nag ñoo bañ te duñu ko nangu. Orange wootawat. loolu la ñu wax. yaa ngi nekk dañu ko wàññi ñaari yoon ci at bi avant ñaata la woon ñaata ngeen ci doon am. avant 5000 bu nekk dañ ci doon am 105 francs. d'accord ci 5000 ci bu 5000 nekk bu léegi nekk 5000 bi mënoo 5000 leen ci bu am 100 nekk léegi francs. ñu ngi ci war a am 28 francs mënuñ ci am juróom benni dërëm. yaa ngi ne également sànq am na waxtaan boo xamante ne jotoon na am ci seen diggante. est-ce que mën nga ci revenir un peu. waaw waxtaan bi mu amee Orange dafa ne dafay def dara ñun bi ñu déggee rumeur yi binduñu lettre wax ñu ko ñun Renapta dañ dégg rumeur yi ñu bind ko lettre daal di dem. toog ñoom waxtaan waxuñu ak leen moom. ko directement da ngeen Non, ko non, dégg. parce que ñun ku ñu xamul it dégg nga ñu Renapta kenn du ko laajte ci Sénégal. c'est vrai. kon xam nañ ni lu structuré lañ am nañ suñu siège et tout mu ngi Géejawaay kon bu ñu demee ba nga xamante ne ñu ngi nekk plus de 8000 prestataires ci Sénégal. décision yenn yi boo koy jël da ngay woote wala nga bind lettre wala nga bind mail. mais defuñu ko dañ ko dégg bi ñu ko déggee lañ ko interpellé ne ko balaa date bee ñëw dañ la bëgg a rencontrer ñu toog waxtaanee ko. bi ñu ñëwee toog waxtaan mu ne moom day perte ci lii ma leen wax yëpp mu nanguñu ko te ñun ñoo ko doon gañeel suñu bopp. moom mu ne dafay perte. mu expliqué ñu ne ko mënoo perte parce que ñun li ñu doon am gisatuñ ko. ñu ngi souffrir. ñooy fay charge yëpp commencé ci location électricité ñoo koy fay connexion ñoo koy fay employé. patente ñoo koy fay lépp ñoo koy fay. yemu ci mu indil ñu ay concurrent ndax tey dañoo toog Sénégal yëpp taxaw ñu jël ay tablier yoo xam ne ay dóor katuwaar lañu woon ñu leen di wax marchand ambulant. ñu dégeer piir leen ñu gën a ñaaw télé day wane ñu jël ay marchandises ay jigéen di jooy. di saraxu. ñu ne leen da ngeen fiy jóge ndekete bi ñuy waaj jëlee nañ leen fi ndekete ay kiosque Orange Money lañ fiy teg plus grave kiosque Orange Money c'est pas des Sénégalais ñoo ko moom c'est des étrangers te c'est des multimillionnaires étrangers ñoo ko moom ànd ceeg Orange léegi ñun concurrence déloyale ba pare ñuy ñëw di tegaat suñuy buntu point loo xam te ne dañ ko tere woon ay Sénégalais ñu ñëw di leen ko teg di ko tegal ay étrangers est-ce que loolu ñun dinañ ko seetaan. te doo leen ko nangu. dinañ ko donc seetaan. à l'issue de waxtaan boobu ngeen sekki yéen ak waa Orange ñoom ñu nekk dañu nekk di perte yéen nangu woo leen ko finalement lan ngeen décider yéen ñaar ñëpp. waaw li ñuy décidé Orange def ne moom dinañu indil benn plan bu tudd kaaraange bu dee perte ñu xam nga ku perte ba pare nga ne ko bu dee pertoo léegi man dinaa toog bu dee motaloo leen 12% ma di leen neexal. est-ce que ñun 8000 personnes yëpp mën na Orange bu ñu diggee neexal ñun dañ ko daan activer ay puces wala ñu ubbil ko ay compte client am Orange Money mu wax ne daf ñuy fay te mosuñoo fay loolu bor du am rakk ku la mos a yoreel bu la diggee doo ko gëm léegi mu ne plan boobu plan kaaraange la ko tuddee man nag ñu ne plan dëmm rey la jaale la lu tudd loolu tuddul plan kaaraange ndax nga nanguma li ma moom ba pare nga pare ne danga may tegal kaaraange ñun gëmuñu loolu te dañ koy bañ te su ma waxee ni dañ koy bañ ñoom xam nañ ni dañ koy bañ te fépp nag ndax Renapta yëngu na ba tax su Renapta yëngoo Sénégal moo yëngu. d'accord ba tax ngeen dëgmal donc ni da ngeen di boycotter ngeen commencé ko même tey donc boycott bi nan la nar a demee ak pendant combien de temps ngeen ko nar a tëral. soo gisee tey ñu teg plan boo xam te ne moom la ñuy wax boycott passif comme suñu compte dafa am lu fa desoon tey dañ ne bu kenn def retrait. d'accord waaye ku def dépôt génneel sa xaalis waaye li ñuy waaj a dàq boycott parce que ñu ngi waajal sitting jàkkaarloog Orange. sitting national dinañ def sitting international bu ma la waxee loolu di nga ne lu tax
tuddatuñu RENAPTA léegi REINAPTA lañ tudd. parce que réseau international des prestataires de transfert d'argent. parce que maa ngi wax ni télé Walfadjri laay wax mu ngi fépp. tey waa Guinée Conakry ñu ngi may dégg. RENAPTA dafa am foofu tamit RENAPTA Guinée. seen président mu ngi tudd Cheikh Ahmad Tidiane Diallo. kooku tamit nee na lu ñu def mu ngi suñu ginnaaw parce que nee nañ lu gën a misérable li ñu tegal loolu lañu leen di subir loo te nee nañ Afrique jóg na daal contre la France. D'accord. Donc man benn affaire mooy sama problème. dans la mesure où da ngeen sentir que dañ leen def genre abus mais yoon am na est-ce que yéen jël ngeen temps bind ay ministre de l'économie pour leur dire que situation ngeen nekk lii ak lii ngeen di apporter économie nationale et que vu cela seen chiffre d'affaires doxatul et que moom aussi mu jël mesure mais si vous sentez abusé aussi ngeen jël vous commettez un huissier mu ñëw constater que li ngeen di teg du yoon ngeen jaar ko fi ngeen ko war a jaar ay yoon parce que bu fekkee da ngay def si seen kii bi bu ñu lay proposer dara est-ce que dans un contrat dañu am loo ñu wax les clauses conventionnelles à tout contrat mais aussi il y a les clauses exclusives au contrat bu fekkee ni yow si seen contrat dañ leen wax par exemple bu ñu waree yokk wala bu ñu waree wàññi dañ ko war a waxtaanee wala bu ñu waree def nii loolu yëpp war ngeen am këyit mais nan ngeen mën a taxawee nii comme ça rek ngeen ne bon léegi que gars yi li ñu def du yoon xanaa joxuñu leen këyit seen contrat lan lañ ci biir. man de Khadijatou Baldé laa tudd ku ma xool xàmmee ma ci circulation jóge ko daanu ci biir Sénégal justice de xaw ma ku ko gëm waaye RENAPTA gëmuñu ko ndax amoon nañ combat ak Wari daal di koy porter plainte plus de 1000 plaintes ci devant le procureur mujjul fenn du benn yoon bu ñu toogee te chaque mois Wari day menacé ni daf ñu yóbbu ci yoon chaque mois dinañu indi këyitu huissier ne moom moo ñu war a yóbbu te moom ba léegi boobu yemul fenn demul fenn kon ñun bu ñuy wax waxu justice duma ko kii avant ñoo commencé dem ci télé yi ministère finance lañ ne mooy suñu ministère de tutelle dem nañ fa dem nañ DMC fu ne dem nañ fa dem nañ ba assemblée nationale pour jébaane waaye déggoo leen benn député bu taxaw di ñu xeexal kon xeex bi suñu xeex la pesum kanam borom a koy fajal boppam. D'accord. Et ci voilà vas-y. est-ce que yaakaaroon ne aussi seen liggéey lañu fulaalu muy que ci Orange mais tamit muy ci nguur gi fu mënti dem comme bu fekkee da ngay am naqar yéen tamit te ay liggéeykat ngeen te yéen a ngi dem fépp di koy jooytu rawatina ñi ngeen di liggéeyal te ba tey amoo leen saafara. waaw xam nga nee nañ nguur moom amul ku muy rus ku mu ragal la am RENAPTA nag ku jar a ragal la ndax mbooloo bu takku leen mais du ñu n'importe quel mbooloo moo xam ne ñooy njëkk a ubbi di liggéey ñooy mujjee wàcc ku xam xaalis xam ut xaalis kooku mbooloo mu am fayda leen ñun suñu xeex mën nañ koo xeexal suñu bopp ndax fa ñu war a jaar yëpp dañoo jaar ci yoon ñun waxu règlement kenn rek moo ñu jàppale suñu xeex bi muy banque centrale moo tax bind nañ ko lettre incha allah gëm nañ ni dinañu tontu ndax bi ñu jotee woon fii ak la Wari gis ngeen ni banque centrale tegaloon nañu ay instructions 13 ak 8 bi mooy réglementé Orange Money 13 bi moom mooy réglementé transfert d'argent bi nga xamante ne mooy Wari mais ba léegi ñu ngi abusé ci ñun parce que la preuve en est que man dañ ma woo ne ma kay signé nouveau contrat Wari boo xam ne dañuy wàññi suñuy commissionnement ma ne leen banque centrale daf ñu ne woon contrat bu ñuy signé du yéenay bind rek jox ñu dañ koy lire ba mu doy ñu parce que contrat ñaari nit la nekkul rek benn nit ñu coupé sama compte te sama xaalis a ngi woon ci biir. mais loolu yoon yow li tax demoo boobu yoon. mais dañu coupé sa yow d'une manière abusive nga dem li tax demoo yoon. 1000 plaintes ku ko joxe xanaa dem yoon foofu la mën a yem. benn bis 1000 plaintes nga déposé ko devant le procureur. amul benn suite. déedéet. et ci réseau boobu nga tudd léegi sax seen jàmmaarloo bi c'est vrai que yaa ngi wax léegi que mbooloo bu takku ngeen et bokk ngeen ci association en tout cas yi gën a dëgër. mais lu ñu seetlu woon mooy ni que boycott bi ngeen woote woon boobu. du ñëpp a ko respecté. est-ce que bii également ragaloo leen que bu ñii toppee li seen boycott bi ñi ci des bañ koo def parce que combat balaa moo dëgër tam day fekk ñëpp ànd ci. am na solo xam nga ñun 8000 membres lañ waaye prestataires yi 60 000 points la ñu yor. kon bu ñu taxawee ne RENAPTA nee na ñun waa RENAPTA la ñuy waxal. D'accord. képp koo xam ne bokkoo RENAPTA bu la neexee nga def li la neex. mais tôt ou tard da ngay ñëw. la preuve en est que defe naa gis ngeen grossiste yi ñëw nañ sànq gis ngeen boutique Orange yi ñëw nañ sànq léegi ñoom dañoo ñëw bootu si ginnaaw RENAPTA daal di ne dañuy ànd def benn combat. pour wan la ni boo nekkee ci dëgg demal rek yàgg nit ñi dañ lay fekk si. te ñun ci dëgg lañ nekk. d'accord léegi juste pour savoir li ngeen bëgg exactement mooy.
fii nga xamante ne seen commission mooy ci la yam mu resté ci wala ñu dellu ci fi nga xamante ne moom la jokkoon nekk. non ñun dañu bëgg mu dellu fa ñu nekkoon. d'accord bëgg nekkatul mu dindi fi kiosque yi li ñuy tamit changé. kiosque yi da ko fiy dindi ci nii wala ci naa parce que ku mel ne suñu président Fallou Diagne moom dafa am fit moom kiosque bu nekk ci kanam point am da koy dijjati sànni. mais nag dindi kiosque tamit ay sénégalais ñoom ñooy liggéey. ay sénégalais nee naa la kiosque bi daan seen ay doole comme ay sénégalais yooyu 50 000 francs mënuñu koo weesoog salaire mais ay étranger ñoo moom kiosque yi ñoom ñooy ñëw dañuy def concurrence déloyale ay sénégalais ñoo defoon ay table fii ci Dakar ñu déjjati leen ne leen bu ngeen bëggee liggéey da ngeen koy teg ci yoon kon Orange tam bu bëggee liggéey ak ay étranger na ko teg ci yoon. parce que je veux dire que wax ci seen ay commissionnement loolu seen droit la mais kon taa déjjati ay kiosque loolu suñu président koy def ndax moom dafa am fit. mais est-ce que loolu nekkul violation loi parce que d'autant plus que on te dit que la voirie publique est du domaine des collectivités locales mooy mairie yi ñoom ñoo am joxe est-ce que tey nekku leen di violer mairie yi ñoo taxawoon fii Sénégal yëpp di dégg. ñu ne kenn amul droit occuper voie publique dëgg la wala du dëgg combat boobu Khalifa Sall moo ko fi mëne woon loolu defe naa du ngeen ma bàyyi ma fen am na wala amul. am na wala amul yéen a daan couvrir ñoom ñoo ne woon kenn amul droit teg table lépp lu waay di def marché yaa ngi fi na nga ko teg ci yoon kon bu ñu toogee ba Orange mi nga xamante ne multinational la ñëw ànd ak ay yeneen étranger yoo xam ne du ñu ay sénégalais teg ay kiosque di concurrence ay jóge ko daanu yi ne ci biir Sénégal. mais yéen seen loolu duñ ko nangu parfois da ngay gis si mbedd bi de ay kiosque wari de. ñun du ñu wari. ñun ñooy waa Renapta. doo leen def wari. du ñu wari ñun dañu moom suñu xaalis di ci liggéey dañuy def Orange Money dañuy def wari dañuy def transfert sûr. dañuy def cash. mais léeg-léeg yéen ngeen nekk si mbedd bi yor seen kiosque si mbedd bi. kooku du ñun man dama yor sama point ñun Renapta dañu organiser duñu tooñ waaye duñu nangu kenn tooñ ñu. damay gis nga phénomène bii ma leen di wax déjërti Touba nit ñi ñu ngi déjërti ay kiosque te loolu bu ko état réglé wul mën na indi lu ne parce que du yoon nit ki da ngay nekk ci yoon dem jël point. di fay joxe avance ak caution di fay patente. mais déjërti est-ce que du tooñ aussi. du tooñ parce que je pense que bu fekkee daf leen metti et que comme ni nga ko waxee ay étrangers la c'est pas des sénégalais. je crois que am na yeneen yoon yoo xamante ne mën ngeen ko aw bu dul dem di parce que déjërti mën ngeen ci am ay problème finalement. mais loolu suñu président koy def ku sës est-ce que dañ ko toog naan ko ndax yaa ngi ne ci yoon te ki ko tooñ newul ci yoon day mel ni yow nit sàcc sa yëf nga gis ko nee muy dem nga naan est-ce que yoon la ma dem dabi ko jël sama yëf. est-ce que jamono jooju ci lan ngay xalaat sama yëf rek ngay xalaat marché c'est une libre concurrence. mais marché nga wax waxoo mbedd. c'est un marché. waxoo mbedd. non c'est un marché financier. lan mooy marché. marché finance la finance. waaw kiosque yi lan la. mais finance occupation. voie publique mais occupation voie publique. c'est le maire qui lui donne des arrêtés. maire bi amul droit joxe ko parce que ñoom ñoo toog ne sénégalais yëpp ni kenn amatul droit lal ci mbedd mi. mais attention dañ la ne. occupation révocable à tout moment. c'est-à-dire kenn waxu la ne da ngay toog ci mbedd bi éternellement dañ la nekk précaire et révocable mooy heure bu ñu ko soxlaa da ngay jug. waa li gën a métti am na. mais ce sont les textes léegi li gën a métti. am na mais textes yi léegi yow da ngay ambulant yi toogoon ci mbedd bi koo ci wax da daan génne kayitu mairie ne lii kayitu mairie moo ma fi teg du dëgg. kon mairie bu toogee ne day defar Dakar ba yëkkati képp kuy ambulant xale yi nga xamante ne Orange moo jox nit ñi carte crédit ñuy génn ci biti di jaay carte crédit di déggoon ngeen ñu leen fiy jàpp di leen tëj prison ndax dañuy jaay ay puces Orange ci mbedd mi ndekete kiosque yi la ñuy waajal te kiosque yi ça appartient à des étrangers. bu demee ba étranger ëppale ñu ci mbedd Sénégal kon ooy la fan la Sénégal jëm. yéen di leen gën a metti gën leen a soxal instant bi bu fekkente ne sax tarif yi nga xam ne moom lañ leen tegal ci ay 28 francs yi ngeen ci am ak ñoom seen gënu leen a yitteel mais Orange moo ne kiosque yi mu teg moo leen dafa mel ni moo leen gën a yitteel te moo leen gën a sonal. déedéet xam nga dañ ne lu ëpp tuuru. lee yëpp newoon nañ ci waaye nag tarif yi mooy dem leen toogi wala dem leen ngeen wala kaana. tarif yi moo waral ñu ñëw fii tey. kiosque yi yàgg ngeen koo gis dañuy dem ne leen dindi leen kiosque ñu naan dinañ ko puus teg ko nii dinañ ko puus teg ko ne ñuy puus ak arrière ndax xam nañ ne newuñu ci yoon. parce que loo mënti dégg nag Orange ñu xam yoon lañ ndax loo leen bañ xam ne. comme ay tubaaba leen moom ñoom xam nañ yoon boo leen waxee waxu yoon danañ comprendre meluñu ni wari moom faalewul kenn te lañ ko waxoon nit def nañ ko ba ñuy combat ak moom nit ñi dañu doon wax def leen attention wari dafa bëri doole ñun ñu ne leen wari amul doole suñu borom moo am doole
te newoon naa leen benn léeb bu suñu maam pëli doon léeb picc mës na dugal ñay ci biir teen te newoon nañ ko dinañ ko dugal ci biir teen moo tax tey su ma sañoon du ma wax sax ci moom ndax moom c'est le passé ki tojatul fenn. C'est le passé et en ce qui concerne donc Orange Money seen problème mooy tarif yi ñu delloo ko fu mu nekkoon avant c'est-à-dire avant ñaari changement yi ñu def ci biir année bi ak tam ñu déjati kiosque yi loolu kese fi mu ne moom ngeen di mooy seen combat loolu lañ mooy suñu combat te xam nga ñun ku ñu woo ci combat fi mu ne ñu ngi am suba maison de la presse benn point de presse bu mag a mag kenn du sol yére Paris ñun ñii rek la ñuy solo africain góor ak jigéen nag pour won waa Orange ni nag ñun ay africain lañ mais fier d'être africain te gis nga esclavage économique bi RENAPTA dina ko xeex ba mu set ndax duñ ko nangu waaw su fekkee ni ñoom ay déjà sax duñu ay européen xam nga duñu ay africain ay européen lañ est-ce que yaakaarul tey jii tamit nguur gi yéen la war a gën a nekk seen côté te yéen la war a gën a fullaal gën leen a dooleel est-ce que aussi amoo leen combat boo xam ne moom ngeen di mëne ba nguur gi ñoom tamit comme ñoo ëpp doole ci Sénégal ñoom tam ñu gën leen a jàppale que ñuy jàppale yi nga xam ne ñooy étranger yi. waaw mooy combat bi ma la wax rek nguur amul muy rus ku muy ragal la am moo tax dinañ wane suñu force dinañ woote marche nationale ak marche Guinée dinañ woote sitting national ak régional capital régionaux yëpp dañ fay assiégé ci siège Orange Money yi. D'accord. loolu mooy suñu combat pour nguur gi xam ne ñun ci duñu ay jirim ci dëkk bi lañ bokk. D'accord léegi juste pour rappeler nit ci boycott bi c'est de quel tey la commencé. ba kañ ak itam sitting bi kañ ngeen ko nar a amal ak ñoom seen. léegi boycott bi ñu nga ca. comme Orange ay nit lañ ñoom ñi ma lay wax rek ñuy déglu lañu. dañuy tàmbali rek tey ñu ngi nii toog Walfadjri parce que ñun da ngeen ñoo jig ndax fii la ñu wax a wax ba am sur ak cache-cache. kon jig ngeen ñu te duñ ko fàtte mukk. kon fii la ñuy toogaat Walfadjri ne leen. ñu ngi dem suba point de presse. ñëpp déggandoo. bu ko defee du ñu waxati boycott passif waaye boycott ba mu neex la ñuy wax. bu ñu jógee ci loolu Orange ñu ngi koy déglu bu deful loolu ñu continuer renouveler waat 48 heures renouvelable di ko renouveler bu déggul ñu def ñëw sitting bu déggul ñuy def marche. loolu lañ bëgg. d'accord boo leen demee ba marché bi dégguñu également ngeen dellu ci la ngeen nekk. Orange dañoo civilisé duñu yegg ak ñoom foofu. est-ce que du ay dóor tamit da ngeen bari histoire waa RENAPTA. bëri wuñu histoire dañoo bëri lu ñuy tooñ ñun dañuy muñ ba sonn xam nga ne ñun jàmm rek foog ree rek lañ xam ak wax ak suñuy client waaye nag ay sénégalais lañ RENAPTA ay garmi rek a fa nekk ay bañkat kese waaye ay dóorkati waar kese ñun secteur informel bi yëpp ñun la amul fooy dem te doo fa fekk membre RENAPTA ñiy jaay portable ñiy jaay ay affaire kii matériel de pêche ñiy jaay lépp point yi foo dem da ngay gis boutiquier sax buy def transfert d'argent léegi ñun ñooy Sénégal. En tout cas ñu ngi leen di souhaiter que comme ni nga waxee comme Walfadjri da leen jik ñu leen di ñaanal rek combat bi ngeen xam ne moom ngeen amoon ak ñooñu noonu yàlla def également bii ngeen am ci ndam bu baax a baax bu ci kenn amul leneen lu mu laajte rek ñu bàyyi la yow itam lépp loo am loo ci yokk nga yokk ko ci ñu tàggatoo. waaw man de li ma ci yokk rek mooy comme maay coordonnatrice cellule HLM Biscuiterie Colobane ñoom nag ñu jël ma rek wóolu ma jiital ma teg ma foo xamante ne neef mënumaa toog ci plateau te gërëmuma leen sant leen su ma leen gërëmee man HLM su ma jógee di dem dañ ma naan musóor baa ngi nii teinturier yi borom peinture yi ñu mel ni ñoom Maodo ne ma mu ngi nii ñoom Mass Thiam ne ma solal moo tax fu may dem dañ naan kii kan la ma ne kii mooy Khadija la sénégalaise xale Mbour baa ngi nii toog kon lu ma gërëm foog ma gërëm waa HLM dellu gërëm waa Mbour gërëm tamit cellule Touba cellule bépp ñun dañ ne parcelle 1 ba 26 RENAPTA ñu ne cellule 1 ba 36 kon su ma sañoon damay lim ku ne mais maa ngi lim 1 ba 26 1 ba 36 RENAPTA bàyyiwuma kenn may kontaan ci yéen di wax ni ñoom fi ñu ma teg man amaluma desal RENAPTA des fois nit ñi ne ma yow ñemee nga de ñi ngay affronté mbaa duñ la def lii mbaa duñ la def laa ma ne ji dénkaane koo wóolu waa RENAPTA ñoo ma wóolu dénk ma seen communication kon waruma dem fenn di raf liñ ma wax loo rek laay wax te keneen bu bëggee toog sama place day fekk ñu yóbbu ma élection daaneel ma doog ko bàyyi ma toog sama place ndax dénkaane koo wóolu d'accord donc en tout cas ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax et comme on l'a dit tout à l'heure di la ñaanal lépp li ngeen bëgg ci seen combat bi ngeen am ko jërëjëf maa ngi nuyu itam ki ma jàkkaarloo ndax waruma woon a wax ba tëj te nuyuwuma ko
syndicaliste yi nga xam ne sama nijaay yëpp ay syndicaliste lañ waaw may nuyu waat ko beneen yoon d'accord incha allah donc ñu koy jaajëfal bu baax a baax moom Khadijatou Baldé di je le rappelle chargée de com bu waa RENAPTA donc dégg ngeen li ngeen xamante ne moom la fi indi tey seen problème par rapport à ñi nga xamante ne ñooy waa Orange Money ak itam li nga xamante ne moom la ñu namm dëkkmal ko defal ci par rapport à combat boobule donc ñu koy remercier jóge ci moom nag jàll léegi ci rubrique éducation on est ak Théodore Semedo